loolu mooy li Cheikh Bachir Diouf doon wax teewloo koy indi. parce que léeg-léeg nga gis nit di wadifa te yëgul ni mi ngi wadifa, léeg-léeg nga gis nit di laazim te yëgul ni mi ngi laazim, léeg-léeg nga gis nit nekk ci zikru tahlil di laa ilaha illallahu te yëgul ni mi ngi koy jàng. xam nga lu indi loolu? amul formation ci côté spirituel, wala bu amee formation it amul orientation. xel dañ koy orienté. waa xayb dañuy fexe ba li ñu bëgg nga xalaat ko dañuy fexe ba li ñu bëgg booy zikr di ko gis, booy zikr di ko gis. mais formation lañ lay defal. gis nga formation bi ñu bari ñu ngi defe ni mooy jox la dog bi rekk ni jàng ko. yàlla ñi mu yónni def leen ñuy ay missionnaire am, dafa jël seen làmmiñ def ci lumière bi orienté roo. boo leen dégloo rekk am orientation. nit mën na wax junni kàddu sa kanam sa ruux du ko dégg. nit yëkkati benn kàddu sa ruux dégg ko, parce que ruux la ñuy waxal. te balaa ngay mën a wax ak ruux faw yàlla dénk la xam-xamu secret bi kay orienté, te du ñëpp la ko dénk. moo tax mu ni bu la wanee lenn ci signam ci horizon bi walla ci univers bi, mu dellu wanaat la leneen ci signam loo xam ni yaa koy ressentiral sa bopp. wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. gis nga yow da ngay dem ba nga yëg ni li nga yëg dëgg la. mooy li ma benn mbokk ma su wax par message ni ma dama am ñu ma dëkkal, ma lay déglu ba yàgg ma xaalu. bi ma xaaloo nu ni ma tee nga teey, ndax Seydi Mouhamed El Cheikh li muy wax dafa kawe. ma ni leen bu ngeen ma waxee lu tax ma xaalu rekk ma teey. mu ni waaye ba léegi waxuñu ma ko. ma ni kon bàyyi leen ma ak sama xaal. parce que am na loo xam ni yëg-yëg moo koy àtte. yëg-yëg bi borom dina dem ba yëg ni la mu yëg loolu mooy réalité bi. loolu mooy réalité bi, da nga koy yëg ci zikr. su ko defee nag soo demee ba am yëg-yëg ci lumière u salaatul fatiha, baawaan bi muy baawaan ci sa ruux mooy tax nga mën a am certitude absolue ni li nga bokk mooy li yonent bi bokk, mooy li yàlla bokk. ndax yàlla bari nay tegtal, waaye foo ko bëgg xamee te du ci zikr tardeel sa bopp. su ko defee nag taalibe bi fonk kurusam moom, respecté conditions yi, mi ngi laazim, respecté jotaayu wazifa bi, respecté xadaratul jumaa. dimension bi mu nekk fi dimension bi toll ci ruuxam ak lumière bi muy yëg fi muy toll ci moom doonul nekk loo xam ni su duggul woon ci diwaan boobu dina toll foofu. ñu ni zikra ngi feeñ ci moom, zikrul uluhiyaat yooyooy étincelle ci moom, génn ci ruuxam leeral ko. waaye gis nga lumière bi du yam ci ruux, day ball génn ci xol bi. su génnee ci xol bi raxas xol bi rafet. moo tax benn mbokk doon wax ni boo ma neeti jàng sa xol leer na te ma gis ni leerul, mën naa wax ni Cheikh nangulu la. waaw parce que bu la nangulee dafa am côté boo xam ni ci xol bi lañ koy jël def ko ci pour mu set, pour xol bi set. xol bi bu setee lim ci jublu mooy ñi nga bokkal xadara bi nga yéene leen jàmm. ndax tariqa tijaniya day condamné ngay jël kàddu gu ñaaw jam ka sa moroomu taalibe. pour nga yéene leen jàmm, ndax pour nga dund ci lumière bi il faut nga yéene ñëpp jàmm.
loolu mooy indi bu lumière bi génnee ci ruux bi balle ci xol bi su ballee ci xol bi nag ku la xool rek dafa am lu muy yëg ci yow li muy yëg ci yow mooy am nga loo gëm léeg-léeg nga xool nit xam ni am na lu mu gëm nga gëstu lu mu gëm ni yàlla la gëm waaye yàlla mi mu gëm ku ko tax mu gëm ka yonent bi ku tax mu gëm yonent bi Cheikh Tijani nga véhiculer nag message yu tariqa tijaniya te du ànd ak tricherie te boo bañee mu ànd ak tricherie soo demee Tivaouane toog seen zawiya ñuy wasifa da nga yëg ni ci kër Cheikh Tijani nga toog soo demee Medina Baye toog ca zawiya ba nuy wasifa nga yëg ni ci kër Cheikh Tijani nga toog soo demee kër Cheikh Alhaji Oumar noonu boo demee kër Cheikh Abbas Sall noonu tricherie amatul ndax ki ngay gis branche yi law na ba àgg foofu waaye su fekkente ni dem nga fenn rek ni yoruñu ko walla lii du kër Cheikh Tijani te boo waxee du kër Cheikh Tijani Cheikh daf lay laaj benn question mooy lu la fa yóbbu nga ni wasifa mu ni lan lañ jàng nga ni ko 30 istighfar 50 salatul fatiha 100 la ilaha illallah 12 jawharatul kamal mu ni ñibbil wasifa nga ñibbi wasifa jàng même nombre naa fekk mu ni dugg na mu ni naa fekk dugg na ndax li nga jàng bi nga ñibbee moom nga fa jàng ba noppi weddi leen su ko defee nag bu demee ba naar fekk dugg lumière bu nekkoon ci ruux bi day commencer di effacer ko looloo tax ndeysaan nga mën a gis ku nekk doon wëliyu ba mu des nu ni kii wëliyu la waaye dafa iñaan loolu amul waaw xam nga lu tax parce que formation bi ñuy jiital ci yow pour ngay assister ca xadaratul ilahiya ba muy seen assemblée boobu formation boobu laata muy mot ci nit ki faw xol bi raxasu ba set wecc faw xol bi raxasu ba set wecc formation bi soogay mot dinañ ko topp 30 jours di ko gëstu ndax benn jukko ju ñaaw mi ngi ci moom te fekk tarbiya bi mat na waaye li des mooy superviser que di ko xool pendant 30 jours ndax jukko ju ñaaw mi ngi ci moom benn tomb bu ci nekk rek ñu dégradé ko sul la dégradé ba pare nag xiir la ci yàq deru nit ñu baax ñi nga nekk ci critiquer magu tariqa bi critiquer ñi yor tariqa bi critiquer ñi nekk ci tariqa bi sa jëf yu baax commencé yi màbb nga defe ni yaa ngi ci biir ndeke bin la ci génnee du tey degré ci côté spirituel moo la koy jàngal looloo tax su la mag ñi dee yar ci teggin dafa am lu ñuy def ci yow li ñuy def ci yow mooy dañuy fexe ba jàngal la xadara bi nga bokk pour lan la ndax bare na tey ku revendiquer talibé cheikh la revendiquer tijaan la te boo ko laajee lan mooy tijaan du la ko wax du la wax lan mooy tijaan te tijaan du lu dul ku tënku ci ay ndigalu Cheikh Tijani bàyyi ay tereem li Cheikh santaane nag suñu ko dajalee la ca ëpp solo lenn li la zikr ba ci ndigal bu ndigal ba ñëwee assiduité bu assiduité ba ñëwee volonté bu volonté ba ñëwee jeex na moo tax ku amul pas-pas boo jëlee wérdi yi doo ci jëriñu ku amul pas-pas boo jëlee wérdi yi doo ci jëriñu ndax bu wasifa jotee nga ni sa yaram day metti dal di wéeru rek ndeysaan gëm ma waaw te wax naa ko benn mbokk